ñi def déplacement bi yëpp ñëw fii ci siège u coalition bi pour déglu liggéey bi nga xam ni moom la experts yi def experts yi nekk coalition Idy 2019 jëmale ko ci li fi xew ci weer yi ñu génn muy élection présidentielle bu 24 février 2019 di remercier journalistes yi nga xam ni boobu ba tey ñoo ngi topp ci liggéey bi di jottali askan bi li nga xam ni moom moo soxal suñu démocratie soxal suñu république. Le 13 mars 2019 ci salle bi boo leen ko fàttalikoo leader coalition yi toogoon nañu fi wax ni daanu génne livre blanc bi nga xam ni dina dellu si ci lépp lu nu mën tuddee manquement mën ko tuddee technique yi nga xam ni aussi nguur gi fi nekk utiliser na ko pour def hold-up électoral. liggéey boobu 45 jours mi ngi nii suñu expert yi ngeen gis nii ñenn ñi toog fi liggéey ci yeneen expert yi nga xam ni dañu nekk seen ay cabinet mais xam ni li xew jaaduwul ñu porté wu volontaire associé wu ci suñu experts yi ñooñu aussi bokk ci liggéey bi def ci liggéey bu mucc ayib moo tax daan leen présenter livre blanc bi ngeen gis ni 56 pages la xam nga 56 pages du caaxaan moo tax mu jël fan yi ma lim léegi parce que lu mel ne élection présidentielle booy taxaw ak askan bi naan leen jaarul yoon day baax nga indi fa li nga xam ni ku nekk bu ko déggee dina la mën a gëm xam ni ci lu sérieux ngeen nekkoon. kon loolu kii di le président de la commission Mamadou Diop Decroix dina ñëw présenter ko ci wolof ak ci tubaab ki nga xam ni aussi mooy coordonné commission électorale bi di Ass Babacar Gueye du ñàkk ci yu bare mu ñëw indi ci ay éclairage li ma mën a wax avant may jox kàddu gi le président Mamadou Diop Decroix mooy Macky Sall amul victoire électorale ci élection bi ñu jógee mais dafa encadrer une victoire technique kooku nag wax nañ ko ca njëlbéen di mu écarter opposition bi ci processus électoral bi maintenir le ministre Aly Ngouille Ndiaye alors que ñi ko fi jiitu ñëpp fexe nañu ba loolu amul ci lañu waxee woon ni day préparer une victoire technique te ci li leen nar a présenter léegi yéen ci seen bopp daa ngeen gis loolu ñoo ngi leen di gërëm di leen sant kon mu jox kàddu gi le président de la commission électorale Mamadou Diop Decroix. jërëjëf Déthié maa ngi lay gërëm di la sant ci introduction bi di nuyu taskatu xabaar yi di leen sant di leen gërëm ci li ngeen fi teewaay bu am solo bu am maanaa di nuyu aussi responsable politique yi fi teew ak leader yi waaw ndaje bi day ñoo ko waxante woon defe naa 13 mars la Déthié fàttali waxoon leen ne leen bu nu paree liggéey bi ñuy def liggéeyu gëstu fokk ñu woowaat leen ndax ñoom dañoo wax ne élection Sénégal kenn mënatu koo sàcc kon nag bu ñu wotee ba noppi ñu jàpp ne wote bi dañ koo sàcc da ngay war a topp
tànkub sàcc bi ba fekk ko fa mu yor nekk ak i bagage loolu la ñu def nag danoo topp tànk bi topp tànk bi ba loolu nag lan leen bëgg a wan tey lu am solo li tax itam nu nar koo def mooy élection bi ba mu passé ñu joxe résultat ba premier ministre bi wax dañoo wote ñu tëj bureau yi ñaari waxtu lañ ci teg jàpp ñett mu ne gañe nañu ci nàngam loolee mu wax moo génn ca procès-verbaux yi kon xamoon na ko ñoom xamoon nañ ko laata ñu cay yegg nun nag doxalewuñu noonu dañu leen ne gañewuñu ñoom te xamoon nañu ko waaye nag fokk nu dajale firnde yi soog leen a woo mooy waral jataay bi li may jëkk a def mooy waa évidemment liggéey bi may def itam maa ngi koy def ci turu leader yëpp leaderu coalition Idy 2019 démb rek daje nañu Idrissa Seck ak yeneen leader yi nga xam ne ñu ngi Dakar daje nañu waxtaan kon ci seen tur lay defee liggéey bi ak ñi ma ko seqal ci taabal bi li may njëkk a def mooy féliciter vraiment commission électorale bi nga xam ne moo doon saytu élection ba campagne bi dooree laata muy door ba suñu jonn yàlla tey ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant As Babacar Gueye mii moo leen doon coordonné di ko ci gërëm di ko sant mu boole ko ak ñi ma ko seqaloon ñépp ak experts yi nga xam ne bokkuñu ci parti yi ay experts lañu ay juristes ay constitutionnalistes ak yeneen i façon ci droit ñoom itam ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbir nag boo ko bëggee xam da ngay seet fa mu sosoo cosaanam boo ko seetul rek doo mën a xam la ngay wax ca mbir ma moo tax danoo jéem a seet li xew ci élection bi fan la déparé mi ngi déparé ci référendumu 2016 bi ñu wotee ci référendum bi ñoom dañoo wax ne ci extérieur maanaam bitim réew ña fa wote nañu ci junniy bureau ak ñaar téeméeri bureau ak fukk ak ñett 1213 bureau de vote waaye boo demee ci fichier électoral ba xam naa gars yi dinañu génne na ngeen génne chiffres yi incha allah boo demee ci fichier électoral bi à l'étranger 500 et quelques jàpp 600 bureaux de vote moo fa am président de la république signé décret wax ne la amoon ci élection 2011 2012 kenn du ko changé ci référendum maanaam mënee suta changé nombre de bureaux de vote yi am étranger ak bureau bu ne fa mu nekkoon kenn du ko soppi décret la ba ñu référendumé ba pare ñu gis ne ñoom wax nañu ne bitim réew am na junni bureau ak ñaar téeméeri bureau ak fukki bureau ak ñetti bureau te fekk ci kayit yi juróomi téeméeri bureau la ak lu topp dinañ leen jox chiffre kon mu am juróom benn téeméeri bureau ak lu topp yoo xam ne existé wu amul foofu la yëf yi doore amul 600 et quelques bureaux de vote yooyu nanu calculer rek muy 300 wala 400 vote fa parce que doo xam lañ ca dugal waaye suppose ñaata lay doon dina jege 300 000 voix maanaam boo ko tenqee ca la ñu am
man ngaa jàpp ne référendum bi résultat ba ca génn bokkul ak ba waroon a génn. ba ñu toogee 3 décembre 2016 ak président de la république mu ne 1er décembre mu ne waaw mais damay dégg ñu naan bureau de vote fictif loolu nu mën a amee jàpp na man ne xam na ko man jàpp naa ne xam na luy bureau de vote fictif waaye da koo laaj ma ne ko mooy nga dem ca commission nationale de recensement des votes fekk fa ay procès-verbaux yu jógewul ci benn bureau de vote réel loolay bureau de vote fictif. ba ñu ko waxtaanee ca commission nationale de concertation ba directeur de la DAF dane man de sama fichier 500 et quelques bureaux de vote moo ci nekk waaye 1213 yooyee ca 2016 ba ñu ñëwee 2017 dafa dellu 600 et quelques dégg ngeen wax ji de xanaa kay daa war a yokku mbaa bokk mu yem fa mu foofa ca 1200 waaye dafa wàññeeku kon mooy wara ne bureau yooyee ñu doon wax amul. élection présidentielle bii bureau de vote yi ne bitim réew juróom-ñaar téeméer la ak lu topp te ba ñu wotee 2016 ci référendum ba ak léegi man na ñetti at daanaka mat na ko sax daanaka kon ñu jógee ca ñetti at yee ca ginnaaw junneeg ñaar téeméer ak lu topp ci juróom-ñaar téeméer te ñuy wote dañoo war a yokk kon loolu li muy wane foofu laa koy yemale li muy wane mooy ne bureau de vote juróom-benn téeméeri procès-verbaux yoo xam ne béngoowul ak benn bureau de vote moom la ñu génne def ca lañ cay def ne gagné nañ référendum bi waaw loolu xam naa cay jamono ban ko waxee sax daanaka nit ñi duñu ko woon déglu nañu ko war a dégloo ndax ñee itam dañoo ami nit ci presse bi ngeen baal ma nag waaye looloo am waxtaan moom wax dëgg yàqu ko ñu ne ay mauvais perdant lañu rek dañoo ñàkk rek moo tax ñuy wax waaye nag nii la mbir mi demee bu fekkee ne ca réew ya ñuy wax la ya ñuy tudd ndax man damaa jàpp ne nit ki soo xeebee sa bopp ku la xeeb tooñu la soo xeebee sa bopp ku la xeeb tooñu la ndax lii nuy wax fii junniy xelum tubaab mënu koo xalaat maa ngi doon laaj sànq ndax France boo fa demee ñoom nu mu tuddati Macron ñoom Fillon ñoom waa ak le gars de gauche là Mélenchon est-ce que dinañuy am ay représentants ci bureau de vote déedéet amul jomb nañu ko dañ koo jomb fii nag danoo jàpp ne su opposition nekkul ci bureau de vote jaadu nañu sàcc ko jaadu na ka sàcc bureau de vote ba duñu ko ne ab sàcc nga dañ naan yéen ña fa néewloon waaye yéen nag da ngeen faa war a ne kon nag war nañ koo mën a sàcc amul problème da ngeen wax est-ce que Amérique dinañ ne représentant Hillary Clinton a ngi nii représentant Donald Trump mi ngi nii ci bureau de vote xel xalaatu parce que jomb nañ